ne ne yàlla daa bind te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wërgu-yaram bu nekk jarna fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa biir ba mu set wecc wooteel gaaw ci 77 413 59 24 77 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax. alhamdulillahi wa kafa wa salawatullahi wa salaamuhu ala nabiyyil mustafa wa salli allahumma alayhi wa ala alihi wa ashaabihi bukratan wa asila. assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. noo ngi muslu ci seytaane di ñaan yàlla sunu borom mi ci mën a musalee mu musal nu ci ay pexeem musal nu ci bakkan ak lépp luy dox diggante jàmbeek boroomam yal na yàlla muccal ñu ci. ànd sàmm jikko yi moo woote tey ngir wax ak presse bi waaye wax ak presse bi mooy wax ak sénégalais yi ci liggéey boo xam ne lu man ñaari at a ngi nii ànd sàmm jikko yi nekk ci lenn dong mooy yillay liggéey bi mooy désordre bi am ci réew mi ci mbirum góor jigéen désordre boobu ñu jéem koo organiser. désordre bi mooy lan réew mi dañoo bañ góor jigéen ba fu ñu ko gisee gàddu bi yépp te ci tëralinu réew mi dañu wax ne kenn warul a fajal boppam mais yoon moo war a faj lu ñu war a faj. gannaaw nag ay bakkan mën na cee rot deret mën na cee tuuru ngir bañ guñ ko bañ kon yell na ñu jug taxaw doore ci biir yu bon yi nga xam ne mi ngi ci réew mi te waa réew mi bañ ko ñu doore ci bii tëggub luwaa boo xam ne ñay tëggi luwaa bii dañ ko néewal ndax lu néew lañ ca cofoon ci at yu yàgg ba léegi amul lenn luñ ca dolli dem na ba lañ ca cofoon sax leeratul léegi acte contre nature la ñuy wax boo ko defee fii ak boo ko defee fële. ànd sàmm jikko yi nag ne dafa bëgg ñu leeral mbir moomu ci loi ba nga xam ne nii bu ñu gisatee kuy def lu mel noonu du ne dañuy gàddu yet wala ñu gàdduy xeer waaye police ak mbooleem ñi yor wàllu googu noonu le ba procureur am na ay loi yu leer yu mën a sukkandiku teg kooku daan ya gën a sévère ngir loolu noonu le mën a defal xolu ñi nga xam ne ñoo bañ loolu bëgguñ koo doon bëgguñ seeni njaboot doon ko. liggéey boobu nag yàlla dogal na mu antu ba insha allahu taala sëriñ Babacar Mbuuba ngi nii toog ak ñim ko seqal danañu dikkal ci liggéey boobu lan la muy projet boo xam ne wala proposition de loi boo xam ne insha allahu taala bu nu jógee ci conférence de presse bi assemblée nationale la jëm. di jaajëfal ñépp ci wuy si gi waaye ni ñu baaxoo di ko defee mooy dañuy ubbee kàddu sunu boroom jox imaam Babacar Faye mu jàngal nu ay aayaat ci alquranul karim bu noppee ñu présenté ñi jot a teewagum ci kilifa bu ñu daanale nag dugg ci liggéey bi fekk 11h jot lu ci tegu ñu mën a tàmbali liggéey bi insha allahu taala ndax am na ñu bari ñu woote ci presse bi ne ñu ngi ci yoon di laajte ñu negandi leen tuuti waaye bu kàddu yi daanoo rek dañuy jox Babacar su ko defee ñoom bu ñu ñëwee danañ mën a dabaatal insha allah fu ñu toll
Imam Aboubacar Faye bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم.
وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين صدق الله العظيم. jikko yi ni tur wi wuyoo loolu rekk ko tax a jóg mooy dañoo jóg ànd ngir sàmm jikko yi jóguñu ngir tabax jikko yu bees walla indi lu bees waaye dañoo gis ne am nañu jikko yu baax yu rafet yu ñu fi bàyyeel ñu yàgg cee naw réew mi ba ñun ñu juddu fekk jikko yooyu ñu yar ñu ci xeebunu sunu bopp xeebunu ñanu ci yar muy bëgg lu baax ak bañ lu bon jikko yooyu nag ñu dem ba mu yàgg gis ne am na ñu jóg ngir ne seeni jikko da ngeen koy bàyyi te ñëw jël sunuy jikko ñu ne dañuy jóg taxaw ngir sàmm sunuy jikko waaye nag du kenn na koy def mais ñépp a koy def moo tax ñu tuddee ko ànd sàmm jikko yi ànd sàmm jikko yi ñett baat taxaw fa mooy baatu ànd kon du kenn koy def ànd sàmm jikko yi du Babacar Mbuub du Adama Mbuub du imaam Aboubacar Faye du imaam Babacar Silla du Makhtar Sarr du mais ànd la ñépp la du lenn kenn lépp ñépp la moo tax lu ne ko ne ngi ci biir sàmm it mi ngi ci biir turu kuréel bi sàmm bu ñu ne sàmm nag mi ngi mel ne ñag dafa mel ne jikko yi benn tool la boo xam ne mag ñi dañu koo jiyal mu sax dem maam meññant bi neex lool am aw yàqkat ay rabu xàll yu ñëw ne dañuy dugg ci biir tool bi ñu ne kon nañ jug ñag tool bi ba nga xam ne yàqkat yooyu du ñu am accès ci tool bi loolu mooy baatu sàmm lan la ñuy sàmm jikko yan jikko yu rafet yi jikko yu rafet yi mooy bañ lépp lu bon bëgg lépp lu baax lépp luy ñàkk kersa lépp luy ñàkk worma lépp luy yàqum pénc loolu noonu yépp ànd sàmm jikko yi dana nañu jóg sàmm jikko yu baax yi waaye lépp luy safaan ñu sànni ko ci àll bari na nag bari goo xam ne safaan yi mënuñoo dajal lépp moo tax ñu tànn ca lenn mooy lépp lu xeetoog franc-maçonnerie lépp lu xeetoog ngóor jigéen ak lépp lu mu làmbool ci xeetu yu koy promouvoir ak ngóor jigéen moo xam ci rajo yi lay jaar moo xam ci télé yi moo xam ci clip yi moo xam ci gouvernement bi ak agenda yi nga xam ne nii ñu ngi koy tëgg te yu ci bari di bàyyeekoo tugal yooyu yëpp ànd sàmm jikko yi ne dañuy taxaw ngir ne du ñu nangu lu agressé sunuy jikko kuréel bi ba mu juddoog léegi def na yaat mën naa ne 2008 ak léegi def nañ fi combat yu baree bari ci lu jëm ci wàllu sàmm jikko yi kuréel bii di ànd sàmm jikko yi ñoo liggéey ba franc-maçon yi nga xam ne ñoo waroon a def ndakaaru muy seen capital muy Refam bi gannaaw yàlla bu amul ànd sàmm jikko yi seen liggéey moom moo ko waral
bari na ay clip yu ñaaw yu ay woykat defoon mu doon jàll ci télé yi, gannaaw yàlla bu jàllatul ci télé yi ña defoon clip yooyu defatuñu ko. ànd sàmm jikko yi moo ko sabab. am na fi jenn waaye ju doon liggéey ci wàllu aar, li daan liggéeyam mooy day jël ay jigéen futti leen ba ñu set mu diw leen ban photo leen di leen exposé fii nii ci Ndakaaru ci benn bërëb. gannaaw yàlla ba mu ko daan def ay at bi ci ànd sàmm jikko yi jugee taxaw boobu ba léegi defaatu ko amalaatu ko. am na yeneen yoo xam ne liggéeyu suuf la yoo xam ne kenn yëgu ko ànd sàmm jikko yi ñu ngi koy amal bu dul jëmmi kuréel bi ci kaw biir ànd sàmm jikko yi am na ci kuréel yu takku yu taxaw yoo xam ne am na yoo xam ne seen liggéey lay doon ñu bàyyee leen ñu doxal ko ànd sàmm jikko yi nekk ci seen ginnaaw. mën nañ cee tudd ñu mel ne Jamra Mame Makhtar Gueye mi ngi ni toog ci membre fondateur u ànd sàmm jikko yi la ñu bokk. kuréel yi njëkk adhéré ci ànd sàmm jikko yi Jamra ci la bokk. bëri na combat yoo xam ne nii au lieu que ànd sàmm jikko yi en tant que bi imam Babacar Mbuub di coordonné mooy jug waaye Mame Makhtar Gueye mooy jug ba li ci mujj ci élection miise ak plainte bi mu ci def ak yépp ànd sàmm jikko yi dañoo ñëw nekk ci ginnaawam ndax am na loo xam ne liggéeyu ñennat la ci biir ànd sàmm jikko yi. comité défense valeur morale bi nga xam ne Adama Mbuub moo ko jiite moog nitu dëgg bi Abdou Karim Gueye jiite bërki démb rek lañ dem Mbuur. am na élection miss boo xam ne niki tey lañ ko fa raamal ci benn restaurant bu fa nekk nga xam ne ab tubaaba ko moom ci anam gu ñaaw gu muy liggéeyloo ay jigéen ci solloo leen col gu bon ñu nekk ca biir restaurant ba mu dem nag ba weesu loolu ne day def élection miss. alxames ji weesu la ñu déplacé wu dem foofa ca Mbuur dem ba gisal seen bopp lay xew ca restaurant ba dem porté ji plainte ca procureur. alerté mboolem autorité ya nekk Mbuur waaye dem ci borom restaurant ba wax ak moom loolu kuréel ci ànd sàmm jikko yi moom moo ko liggéey. fi ñu toll fi may daanelee nag lu bari la mooy liggéey bii nga xam ne tey moo tax ñu daje fi dañu dem ba yëg ne léegi góor jigéen yi dañu wax ne réew mi dañ koo bañ ci sunuy luwaa waaye mu mel ne dañoo joxe bopp rocc làmmiñ. gouvernement du Sénégal moo defar document bu mu tuddee Sénégal nga xam ne nii boo liiree document ba téeméeri xët la ca biir 80% la ca nekk mooy nañ fexe ba góor jigéen yaatu ci Sénégal nañ fexe ba góor jigéen yi am jàmm ci Sénégal nañ fexe sax ba ñi leen daan dóor ku leen ci xoolati ñu jël la ca nam gën a gaawee yóbbu la ca kaso ba yow mi leen xool bët yu leen neexul. teg stratégie nan lañ koy réussir jaare ko ci bàjjanu gox yi jaare ko ci ASC yi ak mboolem kuréel yi nga xam ne jigéen yi ak ndaw ñi ñoo ci nekk ñu sensibiliser leen ba ñu bàyyee fitnaal góor jigéen. première fois ci histoire Sénégal presse bii ñu dajale ci seen code bu bees bi ñu dugal ci luy tere ŋàññi góor jigéen loolu mosalaam ak yeneen yoo xam ne Babacar Mbuub dana ci dikk ci biir waxtaanam bi ñu gisee loolu. ne mbiri kan léegi mi ngi jëlaat beneen formule mooy weesu nañ naan duñ ko mos a nangu comme ni ko sunuy autorité di waxee bu ñu leen dékkee micro Sénégal duñu mos a nangu ngóor jigéen waaye la ñuy wax bokkul ak la ñu bind. li ñuy wax ci làmmiñ yi mooy bëgguñu ngóor jigéen waaye document yi li ci nekk mooy nañu favoriser góor jigéen yi sax far bi loolu amee nag lañ ne nañu jug nañu takku nañu taxaw ci liggéeyu sunu coordinateur. liggéey boo xam ne wéet na ci lool ay moyens yu néew jotam bu chargé waaye déplacé wu na jugee Ndakaaru wër mboolem 45 départements yi fu nekk ci Sénégal mu dem fa kilifa ya fa nekk yépp moo xam ci wàllu diiney lislaam la wala sunu mbokk jàngu bi la ba ci bois sacré bi la amul ku des ñépp mànkoo ne dañoo bëgg ñu criminaliser ngóor jigéen. ci biir ñooñu bu ñu ne Sénégal ne jullit yi fi nekk xam nañ ne ku ne am ngay kilifa. bu ñu nee kilifa yooyu noonu lee ña ca jiitu mooy sunu xalif généraux yi ñooñu bind signé ne dañoo bëgg ñu criminaliser ngóor jigéen. Sëriñ Muntaxa Mbàkke xalif général des Mourides dafa bind signé ne dañoo bëgg ñu criminaliser ngóor jigéen. yamu ca mu bindaat beneen document maanaam ay xët toftal ko ci signature am encouragé ànd sàmm jikko yi wane ne lii ñuy def moom lañ koy defal.
waaye dëggalaat càkkutéef bi ne dañoo bëgg ñu criminaliser ngóor jigéen. noonu mu ko defee noonu la ko mbokkam ma defee sëriñ Babacar Sy Mansour xalif général des Tidianes moom it dafa signé laataa muy signé dégg ngeen discours am ba mu nekkee xalifa ba tey fu autorité yi teew mu teew fa ak ñoom wax na leen ne arrêté leen agenda góor jigéen yi. yéen ñëpp yéen a ngi rappelé wu gàmmu Tiwaawan 2018 wala 2019 bi nga xamee ne ñi ngi def cérémonie officielle ministre intérieur teew mu joxoñ ministre intérieur ne ko wax leen ci góor jigéen yi jël ci temps bu yàgg boo xam ne nii temps ba yépp lu delluwaat ci bonaayu ngóor jigéen ak li muy yàq ba noppi nag ne leen jël leen ci ay matuwaay bi ànd sàmm jikko yi jógee seeti ko daf ne moom li ñuy dox moom lañ ko doxal ndax ci la dëkk di ko dénoncé mu bind moom it signé ne dañoo bëgg ñu criminaliser ko waaye yemu ca mu bindaat moom it beneen document bu mel ne Sëriñ Muntaxa ba mu def toftal ko ca ne moom it mi ngi confirmé waat signature am ne dañoo bëgg ñu criminaliser ngóor jigéen. nee naa ñaar ñi rek bu ñu waxoon doy na xalif général des Mourides xalif général des Tidianes bu ñu waxoon yóbbaale nañ mboolem kilifa yi ci Sénégal waaye yamu ca xalif bu Medina Gunaas bind na signé xalif général bu Njaasaan bind na signé xalif général bu Canaba xalif général bu Medina Baye xalif général bu Yoof mbooleem xulafaaw yi ci Sénégal amul ko des nga dugg ci association islamique yi ka jiite Al Falah ka jiite jamaatu Ibadu Rahman ka jiite Daarul Istiqaama ka jiite RIS amul mbooleem association islamique yi kuréel bu des ñoom ñëpp man koo signé ne dañoo bëgg ñu criminaliser ngóor jigéen nga dugg ci association imam yi kenn desul mbooleem association imam yi man ko ne dañoo bëgg ñu criminaliser ngóor jigéen jàngalekatu tubaab yi seen kuréel yi desul sëñ Dame Mbodj ngi nii toog kuréel ba mu jiite ak yeneeni kuréel yoo xam ne nii ñoom ñoo nekk ci biir njàngum tubaab mi gis ngeen keroog daje ba ca le 23 kenn desul ci ñoom ñëpp man koo signé ne dañoo bëgg ñu criminaliser ngóor jigéen. ba ci médecin yi seen kuréel yi leen jiite ñoom it bind signé ne dañoo bëgg ñu criminaliser ngóor jigéen étudiants yi seen kuréel yi leen jiite mànkoo ne dañoo bëgg ñu criminaliser ngóor jigéen jàng bi tudd naa ko kenn desul Sénégal gépp léegi rek professeur Malick Ndiaye mu ngi ma koy wax ne bu fekkee ne benn cause jug na ñett ñi dëppoo ci mooy Sénégal gépp dëppoo nañ ci jullit ñi dañuy wax pourcentage chrétiens yi ñu wax pourcentage beneen bi des mooy ñi gëmul benn diine te ñett ñii ñëpp ci ñett xaaj yi ñoom ñëpp dëppoo nañ ci cause bii ne dañoo bëgg ñu criminaliser ngóor jigéen jullit yi nee nañ wëy dañoo bëgg ñu criminaliser ko catholique yi nee nañ wëy dañoo bëgg ñu criminaliser ko waa bois sacré ba nga xam ne gëmuñu benn diine nee nañu wëy dañoo bëgg ñu criminaliser ngóor jigéen kon kan moo des ci Sénégal ñëpp mànkoo nañ ne dañoo bëgg ñu criminaliser ko kon léegi defe naa gouvernement du Sénégal ci njiital président Macky Sall warutoon a xaar sax ànd sàmm jikko yi di def proposition de loi mais moom moo waroon a def projet de loi en tant que président ko ñu jox sañ-sañ bi ne kat dégg naa sénégalais yi amul ku des unanimité dëppoo nañ ne dañoo bëgg ñu criminaliser ngóor jigéen man en tant que seen président bi leen jiite fekk si naa leen ci seen càkkutéef danaa def projet de loi bi danaa ko yóbbu assemblée danaa wax député yi nga xam ne dinañ ma déggal ñu voté ko waaye gannaaw loolu defagu ko ubbil nañ ko yoon xàllal nañ ko yoon mooy projet bi incha allahu taala pare na buñ jugee ci conférence bi semaine bii ñu jëm assemblée la jëm ñi ngi toog nag bu boobaa ñun ñëpp ne leen ñoo leen yónni waa yàkkamti nañ leen loolu la ñuy wax député yi ñoo leen yónni yàkkamti nañ leen fi may daanelee wax naa ko keroog bi ma invité Babacar ci aaxiru zaman ma ne ko député yeeg nun ñi ñu mel daa mel ne ku nekk ci biir këram am surgaam wala jànqam di ko fay weer wu dee waaye jànq beeg surga bi waa koñ bi yépp a ngi koy gërëm ci doxal leen yónnant sa dëkkandoo yépp moo leen di doxal yónnant yow boo ko soxlaa dëkkandoo yi soxla ko léeg-léeg dëkkandoo yi lay njëkk a demal seen yónnant ma ne loolu mooy sunu misaal ak sunu député yi léegi mooy ñi ngi yëg ne ñi ngi dox soxlay jàmbur te ñun ñoo leen fal
ñoo leen embauché, ñoo leen di fay weer bu dee, ñoo leen di jox carburant. léegi nag gannaaw yëg nañ ne seen mbaax yegg na ci dox soxlay waa koñ bi, léegi nag borom kër gee leen soxla, mooy ñun population bi ñoo leen soxla ne leen ñun dem am nañ tolérance lool, am nañ yaatu dënn ba bàyyi nañ leen ngeen di dox soxlay jàmbur. léegi nag fi mu toll nii ñun suñuy soxla dafa jàmp, bëgg ngeen doxal na ko. léegi nag li war mooy su fekkee ne ñoo leen di fay ñu gaaw doxal na suñuy soxla, lu ko mooy nag la cay topp yéen ñëpp xam ngeen ko. am surga boo xam ne loo ko sant mu bañ, ba noppi waa koñ bi luñ ko sant mu def, la cay topp moom yéen ñëpp xam ngeen ko. lan moo cay topp ah? te loolu nag bëgguñ faa yegg ak ñoom, moo tax ñu xam ne yónni nañ leen te yàkkamti leen nañu gaaw te doxal na suñuy soxla te dellu si rendre nu compte. mooy projet bi buy tegu ci taabalu assemblée nañ xëy unanimité ñu ne dépôt yëpp député yëpp mànkoo nañu ci voter projet de loi bi. loolu la ñuy xaar ci ñoom. la ca topp nag après la ca topp la duñ ko wax, li ñuy xaar leen dong la mooy projet bi day jàll nii wala ci nale, waaye projet bi moom ala kulli xaalin dafay jàll. yéene nañ leen nag ndamul ñoom ñu jàllale ko, yéene nañ leen ko, te loolu la ñuy sàkku, te loolu mooy suñu plan A bi ñuy sàkku, seeni wuñu bee. A bi mooy day jàll ala kulli xaalin. asalaamualeykum wa rahmatullah wa barakaatu. mbokki Sénégal, mbokki réew mi, ñoo ngi nii ci cëppaandawu liggéey bu ñu sumboon. toll na ci ñaari at walla mu manqué ko tuuti. sumboon nañu ab naal boo xam ni am na lu mu wane ci réew mi, mooy mboolem Sénégal yi yépp ànd nañu ak ñun naal boobu, mooy dakkal agenda LGBT bi yaatal mbiri góor jigéen ci réew mi, ak nag wut ab loi boo xam ni dana ko tere ci réew mi, taral daan yi. sunu collectif bii di ànd sàmm jikko yi lu ëpp juróom fukki kuréel ak nangam séq ko, mu dolleeku ci lu ëpp juróom fukki kuréel yoo xam ni day liggéey ak ñoom. jeexal na ab tournée boo xam ni dafa doon wër réew mi, bàyyiwul benn gox ngir waxtaan ak askan bi ci mbir mi nga xam ni mooy mbirum LGBT plus, ak dëppoo am ci ngir war a dem fa nga xam ni mooy pencum ndawi réew ñi ñu koy wax ngombalaan, ngir ñu am fa ab loi boo xam ni dana tere mbir mi te dana dakkal itam jëf ju ñaaw ji nga xam ni dëppoowul ak suñu ngëm-ngëm waaye dëppoowul ak suñu aada. ci biir jéego yooyu am na ci jéego bu fesoon, muy bisub 23 mai bi nga xam ni sénégalais yépp ñoo maase taxaw ngir wane ni duñu nangu mbirum góor jigéen ci biir réew bi. ca booba bis mbooloo mi kàddu gi ñu yëkkatiku woon ak fi nu jëmoon mooy nanu jóg te jéem a nag sàmm suñu penc mi te sàmm yi tamit suñu askan wi, rawatina nag ndaw yi nga xam ni xamaguñu xàmmeeguñu te gis nañ ni lu ëpp ci ñoom lañu jublu ngir tàbbal leen ci mbir mu ñaaw mu bon mi. loola bokk na ci lu bari lu ko firndeel. am na journaliste bu ma ko laaj démb wala bërki démb ni ma sénégalais yi bëgguñu mbiru góor jigéen kon soxlawul ngeen ciy sonn. ma ne ko yow mën nga ko bañ, ma bañ ko man mii, waaye mënumaa garanti ni sama doom dana ko bañ, ndax coow li fi amoon fële ca sal yi ngeen dégg ko
te UNESCO ñëwoon fii am ab liggéey bu mu fi doon def si muy benn atelier de validation gis ngeen document bi mi ngi nii mbooleem ndaw ñi nekk ci biir àdduna tàmbalee ci am juróomi at jëm ci fukki at ak juróom-ñett de 15 à 18 ans ñoom lañ ciblé ngir ñu nangu mbirum góor jigéen te sunu doom yi ñoo ngi ci école yi ñun ñi dañ fiy xal sata jóge may fàttali ni lii réunion de validation la woon lu ñuy valider xanaa waxtaane nañ ko ba pare réunion de validation la woon loolu gouvernement bu Sénégal mi ngi ci yamuñu ci loolu gouvernement bu Sénégal bi syndicalistes yi ñoom daam c'est l'occasion ñu ndokkeel leen Dame Mbodj c'est l'occasion ñu ndokkeel leen G20 G7 ñoom ñëpp ñu am ci ay taxawaay mais lii manuel bi gouvernement bu Sénégal moo ko tëgg manuel bii du UNESCO tëgg gouvernement bu Sénégal moo ko tëgg fukki session ak juróom-benn lañ ci waajal pour suñu doom yi am juróomi at jëm fukki at ak juróom-ñett wax leen jàngal leen septième session bi mooy lan mooy genre huitième session bi droits et lois lan la texte yi du point de vue national ak international wax ci loolu ba xale bu ndaw bii soog a juddu dem ci daara ji am juróomi at ñu tàmbali di wax ak moom ci loolu pour nee nañ ubbi am xelam ndax ñoom jàpp nañ ni diine dafay tënk nit ñi dañoo gëmba te li leen gumbaloo mooy seen pas-pas yi lii may wax nii gouvernement bu Sénégal moo ko liggéey avec 16 sessions yu ñu war a yàq suñu doom yi kon xam ngeen ni bu askan wi taxawee le 23 mai boobu ni lii nañ ko dakkal xam nañ li ñuy wax ñun lii ñuy bañ mën nañ koo bañ mais amuñu garantie ni sunu doom dana ko bañ wala sunuy sët kon lii moom mooy taxawaay bi moo waral ànd sàmm jikko yi yëkkati benn pétition boo xam ni mboolem kilifa yi ci réew mi yépp signé nañ ko ca seen bopp yi tamit xalif généraux yi ñoo ko njëkk a signé mboole seen ak association islamique yi Cheikh Makhtar mi ngi koy wax léegi dañuy wax ni lu amul seede baaxul lii ma leen di wan sëñ Babacar Sy Mansour moo ko bind yamul ci signé ko rek moom lii ma leen wan nii sëñ Babacar Sy Mansour moo ko bind Allahu akbar takbir Allahu akbar yamul ci loolu yamul ci loolu lii ma leen wan nii sëñ Mountakha Mbacké moo ko bind moo ko signé takbir Allahu akbar takbir Allahu akbar takbir pour wax leen ni Allahu akbar ñun lii ñuy def ak di ko dox du lu ñuy làmbatu waaye tamit askanu Sénégal yépp ñoo ci ànd ak ñun ndax doyoon na sëkk ñu ni sëñ Babacar Sy Mansour de am na lu mu bëggul ci réew mi mën nañoo dóor suñu loxo ci kaamil ni loolu Sénégalais yépp dinañ ci ànd ak moom ndax lu muy bañ yàllaa tax mu koy bañ lu muy bëgg yàllaay tax mu koy bëgg loola bu ci àndee ak mbokkam ma sëñ Muntaxa ànd ci ak xalifa bu Léona Niassène bu Medina Baye bu Ceneba bu Njaasaan bu Laayeen ak yeneen xalif généraux yépp Medina Gounass war ngeen a xam ni kon c'est tout le Sénégal qui s'est exprimé mboolem Sénégal gépp wax nañu mboolem association islamique yi mboole seen ñoom ñépp seeni signature mi ngi nii benn bu ci nekk mën naa leen ko wan ngeen gis ko mboolem ku jiite kuréel ci biir réew mi kuréel gu mbooloo gu ñu xam si ñoom ñëpp seeni signature ngi fii tàmbalee ci xalif généraux yi ba ci mbootaay yi nga xam ne ñoo ngi ci jeunesse bi ñoo ngi ci culture bi ñoo ngi ci sport bi bàyyiwuñu benn segment bàyyiwuñu kenn kon mel na ni lii ànd sàmm jikko yi di wax ñun doonuñu ci dara lu dul ku tàmbali woon ab liggéey waaye askanu Sénégal ñooy ñi ko laaj kon nag lu mel nii su amee
danañ xam ni lii doonatul lu ñuy masla doonatul it lu ñuy neexal kenn ndax constitution bu Sénégal article 3 bi moo wax ni réew mi bu fekkee am na kilifa gu fi nekk kilifteef googu ci askan wi la nekk kon nag askan wi su fekkee moo jug ni dafa am lu ma bëgg loola mu bëgg baat ak tontu la war a doon kon nag looloo waral ànd sàmm jikko yi boo ñëwee ñépp nga ciy fekk muy catholique bi muy aju ci bois sacré bi muy jullit yi mboole suñ ñun ñëpp ñoo ko maase seq te it catégorie socio professionnelle boo soxla yi tamit mi ngi fi ay woroomi xam-xam ñoo ngi fi ay nit ñoo xam it xam nañu lan mooy am réew lan mooy yoon looloo waral bi ñu jógee ñu jaar ci fi ñu war a jaar jokkoon nañu yi tamit waxtaan nañ ci ak ñi ñu ci war a waxtaanal ñëpp diisoo nañ ci ak ñi ñu ci war a diisool ñëpp muy ay professeur de droit muy ay juriste muy ay ñoo xam nit ay ndaw lañu nekk ca pencum ndawi réew mi moom ngeen di gën a xam waaye wolof ngombalaan lay wax bi ñu noppee ci loolu am na lu ñu proposé ñu koy wax première mouture waaye bi ñu ko bindee ba pare xam ngeen ni ànd sàmm jikko yi bi ñu wëree ci position de principe lañu woowoon askan wi ñun bëgguñu fi ngóor jigéen ñépp ni bëgguñu fi ngóor jigéen ñu jébbal leen pétition ñu signé ko kon bi ñu tëggee luwaat ba pare nag dañoo daal di delluwaat ci askan wi delluwaat ci kilifa yi looloo waral tey jiit liy expliqué tey ñuy def conférence de presse bi pour wax ak askan wi parce que dañuy wax souvent ni nul n'est censé ignorer la loi loi nag bala nga koy ignorer di ko ñàkk ignorer day fekk en amont puisque ci sa kaw lañ koy teg yaa tax ñu koy jëli tamit nga xamoon lan la ak lu ca nekk te loolu it mooy démarche bu révolutionnaire bi nga xam ni moom la ànd sàmm jikko yi jëm nga xam ni jëmmi loi bi bala ñu koy bu assemblée danañ ko wax ak askan ni neen lii moo ci nekk def nañ ko aussi ak kilifa yépp ba kenn ku ci nekk nga am retour wax ñu ci sa xalaat wax ñu liñ ci yaakaar ni war nañ ko ci dolli wax ñu tamit li nga yaakaar ni war nañ ko ci wàññi bi ñu dajalewaatee xalaat yooyu yépp ñu dolli ko ci biir li ñu bindoon wëlbatiku nag dem ci député yi ndax ñoom kat ñoom la yoon may ak ki jiite réew mi maanaam exécutif bi ñu mën a jaar ci aw yoon wala ubbi bunt boo xam ni dana jur loi bu dee exécutif bi muy projet de loi bu dee législatif bi muy député yi muy proposition de loi kon ci noonu la ñu doxee bàyyiwuñu kenn bàyyiwuñu fenn ruq yépp dugg nañ fi ndax réew mi ñépp a ko moom boddee gi nga xam ni nag daf fi am boddi googu dama yaakaar ni jot na ci mu jeex jot na ci mu dakk boo demee ci article 28 bu constitution bi Sénégal tey dañ ni nous sommes quasiment 17 millions maanaam fukki millions ak juróom-ñaar lañu ci ay nit doomu aadama waaye képp koo xam ni demoo ba tubaab bi nàmpal la ba nga fer ba mën a wax farañse man koo bind mënoo jiite réew mi kon wax nañ ni tey jii bu fekkonte ni maam El Hadj Malick mi ngi fiy dund mënta am kaddu ci réew mi ndax jàngul ci tubaab yi wax nañ ni tey bu fekkoon ni Thierno Souleymane Baal wala ñi ci des wala ña ci des donc loolu muy disposition bu discriminatoire ñépp di doomi réew mi ba noppi ñu ni ku tubaab bi feralul mënoo jiite réew mi maanaam fan la ëllëg réew mi jëm yow yaa koy wax waaye faaw nga dem ci tubaab bi ba mu feral la ba pare mais c'est discriminatoire lu garaaw la maanaam sëriñ daara sii jàpp nañ ni xamuñu lu baax mënuñoo taxawal lu baax moo tax ñu settee leen ci loolu ci disposition boobu ñun nag moo tax bi ñu jógee ñun dem nañ ci ñi jàng tubaab dem nañ ci ñi jàng ñëpp ndax danoo jàpp ñun ni Sénégal ñëpp a ko séq kon lu ñu war a diisoo la amu fi citoyen à part entière ak citoyen entièrement à part amu fi kon loolu bi ñu ko doxee waxtaan ci ak député yi am ay député yu bari yoo xam ne jóg nañ taxaw
ni ñoom dañuy ànd ak ñun liggéey bi. Et c'est l'occasion ma profité ci ndokkeel député yi may bëgg a wax muy honorable député Mamadou Lamine Diallo mësul jóg di taxaw ànd ak ànd sàmm jikko yi ci combat bi. Honorable député Cheikh Bamba Dièye, honorable député Moustapha Guirassi, honorable député Aliou Souare, ñoom ñeent ba ñu tàmbalee ba léegi non seulement waxuma pare gu ñu pare ñoom ñoo koy porté du kenn rek a koy porté ñoom ñooy porté proposition de loi bi waaye boobu ba léegi fu ñu dugg ñoo ngi ànd ak ñoom ñoo ngi diisoo du ñu ménager seen effort aussi pour ànd ak ñun ci noonu yi tamit la amee ay député yoo xam ni ñoom acquis nañ à la cause pare nañ tamit pour ànd ak ñun xëñ na seen emploi du temps moo xaw a xat waaye jox nañu seen kàddu bokk na ci l'honorable député Ousmane Sonko bokk na ci l'honorable député Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké bu bokk gis-gis souvent damay jaawale nuri mook frère am bi waaye bu leen fàtte mukk ni bàyyiwuñu benn segment ci ñi politique dem nañ ci Benno Bokk Yaakaar jotal nañ bataaxal l'honorable député Aymerou Gningue l'honorable député Cheikh ki jiite groupe Liberté et Démocratie aussi beneen kii Cheikh Abdou wala Cheikh Bara Dolly moom aussi saisir nañ ko mais ñoom ñaar ñëpp kenn tontoogu ci ànd sàmm jikko yi kon loolu ci boppam moom mooy fi nga xam ni toll nañ ci te ñu am obligation ci informer aussi askan wi waaye ba tey loolu ñun taxul ñu bàyyi jaare nañ ci seen parti yi muy Benno Bokk Yaakaar muy AFP muy APR muy PS muy mboole seen ñoom ñëpp dem nañ ci ñoom saisir leen jox leen document bi ni leen pare nañ pour waxtaan ak yéen ñoo ngi leen di déglu noonu lañ ko defee aussi ci opposition bi noonu lañ ko defee ci ñëpp ndax jàpp nañ ñuy li nu jàpp mooy Sénégal ñu ñëpp a ko bokk rawatina ci question boo xam ne nag question de société la kenn ku ci nekk am ci cër am ci wàll. kon nag ginnaaw doxal nañ lii lépp ñu am ñeenti kàddu yu ñu bëgg a yëkkati kenn ku ci nekk ak ko moom yéen député yi yéen sunu mbokku député yi yéen a ngi taxaw ci jàkkaarloo ak ñetti warteef ñetti responsabilité yoo xam ni dafay gàllu ci seen kaw benn bi mooy bi dox seen digganteeg askan wi nga xam ni lii ngeen doon tey ñoom ñoo leen ko def wala boog ñoo leen ko jox beneen bi mooy kenn ku ci nekk ci yéen ak tëraayu bàmmeelam ak xelam ñu bàyyee ko ak moom bu tëddee ba guddi mu seet lii nu ko yónni woon ak li mu ci waroon a taxawee ak nan la ca taxawee waaye bi ci mujj nag te kenn ku ci nekk war a koy bàyyi xel mooy kenn ku ci ne nga xool sa digganteeg bis bi malakal mawti di jël ci sa ruux kenn ku ci nekk ci yéen ngeen bàyyiwaat xel bis bu ngeen tëddee tëraayu bàmmeel ñépp suul leen bàyyi leen fa kenn ku ci nekk ci yéen bàyyiwaat xel waxtu wi muy taxawu ci péncum yàlla ma borom bi taxaw nga war a leeral acte bi nga posé woon loi bi nga xam ni moom lañ leen di indil lu nu ñor la loolu bëgg nañ ngeen xam ko taarixu réew mi ci wàllu ngombalaan jafe na lool ñu gis lu demee ni am ci askan bi yépp jógandoo ni dañoo bëgg nangam kon bàyyi fi lii nga xam ni dafay yàq askan dafay yàq jikko waaye dafay yàq am réew bàyyi ko mu yaatu ci biir réew mi mënees na ko méngale ak war askan wi war réew mi waaye war maam yi aussi ndax du ndono lii lañ ñu fi bàyyi sénégalais yi nga xam ni ñoom ñoo bëgg loi bi te santaane ko
ñoo ngi ubbi suñuy bët di xool kenn ku ci nekk nu mu ci taxawee danañ ko gis ku ci taxaw ànd ak askan wi dana ko gis te dana ko xam waaye ku ci wan ginnaaw askan wi tamit tànn ànd ak i lobby askan wi tamit dana ko xam collectif bi def na wàllam ci liggéey bi doxal nañu ay jéego ñu koy wax processus boo xam ne tey mi ngi agsi ci ñu war a jël proposition de loi bi déposé ko assemblée nationale kon nag waxtu ñun ñëpp ñu taxawaat feddali suñuy laxasaay agsi na ngir ñu mën a adopté loi bi muy dox ci réew mi sénégalais bu nekk nag moo xam góor la moo xam jigéen am na cër bu mu ci am na lu mu ci war a def ngir ñu am Sénégal boo xam ni Sénégal googu ñun ci la ñu juddu Sénégal googu la ñu donn kon amuñu droit jox lu yées sunu njaboot faw ñu jóg gën a xereñtu faw ñu jóg gën a xóotal xalaat yi ak xam-xam bi ba noppi bañ koo téye yeete yee sunuy jegeñaale yee sunu njaboot ci li xew waaye yee ñi nga xam ni bokk nañoo ñoom réew mi loolu yi tamit mënul ñàkk ngir ñu mën a àgg ci fi nga xam ni foofu la ñu bëgg réew mi àgg fi ngir ñu mën a dakkal lu bon lu suufe lu ñaaw li nga xam ni tey jii mi ngi law ci àdduna te ñu bëgg koo indi ci biir réew mi fu ñu demee ba doom war a juddu war a am ñetti baay yu góor te jigéen nekku ci fu ñu war a demee ba doom war a juddu am ñaari yaay ak ñaari baay ñoom ñëpp di sëyante ci seen biir ñu ni parent 1 parent 2 parent 3 parent 4 fu ñu demee ba jigéen ak jigéen war ni ñoom dañuy takkante góor ak góor ni dañuy takkante ba ci sax pédophilie it nee nañ ginnaaw jigéen ak jigéen dañuy sëy góor ak góor dañuy sëy léegi ku mu neex sax nga changé sa ni la yàlla bindee woon maanaam sa awra ñu nit nañuy bàyyi ñuy sëy xale yu ndaw yi kon ñu am juróomi at ak 4 ans 3 ans ndangam ñoom it ñoo ngi fi mu ne fëgg bunt bi pour ñu dugal leen ci LGBT plus yi lii dara gënu koo ñaaw lii dara gënu koo bon te xawma ci san suuf lay amee di fa law waaye du doon mukk ci Sénégal gi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar bépp pexe ak bépp yoon bu ñu mën a am warees na ko amal ngir àgg ci lii ñu bëgg te loolu rek mooy li war a am te incha allah yi tamit mooy li am campagne électorale bi occasion la yéen ñëpp xam ngeen ni fii ñiy faral di laaj suñuy baat léeg-léeg sax ñu dugg ci car rapide fekk ñu fa di diisoog ñu nag di waxtaan léeg-léeg ñu fekk ñu ci terrain football bi ñëw toog léeg-léeg ñuy naanandoog ñun li ñuy wax 3 normaux yi jàpp caayin léeg-léeg ñu def ak ñun yu baree waaye bis bu ñu faloo ci nga leen di noppee gis ba ñu dellusiwaat léegi ñoom soxla nañ ñu ñu nit dañ leen a soxla kon nañ leen wax suñu soxla élection yi occasion la ci waaye bu leen fàtte ni yéen député yi ñoo ngi war a yeesalaat seen barab boobu kon askan wi nañu bàyyi xel loolu ndax ñun sunu ndaw yii ñun lañ fi nekkal wala keneen lañ fi nekkal waaye yemul ci loolu yi tamit askan wi danañ bàyyi xel ba ci ni ñuy tànne kon sax président ndax li daan xew ci réew mi moom loolu dafay soppeeku xam nañ ni réew mi askan wi moo ko moom kon dootuñu tànn mukk suñu mbindaan ba noppi muy toog ci suñu kaw bopp li ñu bëgg ngeen ñu defal wa illaa ñu wan leen ni réew mi askan wi yépp ñoo ko moom ci kilifay diine yi ñoo ngi sàkku ñoom ñi nga xam ni ñooy kenoog réew mi ñoom ñi nga xam ni ñooy ñi nga xam ni ku jaaxle ci ñoom nga daw dellu ñoo ngi sàkku kem seen kàttan li nu jàppale ñu dolli ñoo jàppale ba seen signature yi nga xam ni engagé nañ ko kenn du ko neenal te bu ñu leen waxee ni du neen it loolu da ngeen xam ni du neen ndax du lu soog a am ci réew mi xam ngeen ni 1971
kilifa yi fi nekk yépp seeni kilifa amoon nañ fi taxawaay waaye terewul dañ koo neenal ci code de la famille bi. En 2010 tëggaat nañu beneen projet de loi boo xam ni moom mooy code de statut personnel am député bu ko porté ñu déposé ko à l'Assemblée nationale loola fi mu ne ma nga ca terwaale mbaa attaayaa nañ ko ba tey loolu nag la ñuy wax ni moom dootul amaat ci réew mi. réew mi ñun dañoo jot suñu bopp dañoo deñ ci ngàllo bu yàgg réew mi ay jaam nekkuñu fi ay gor ñoo fi nekk réew mi ay nit ñu jot seen bopp ñu moom seen bopp ñoo fi nekk réew mi ay nit ñu am responsabilité am taxawaay ñoo fi nekk réew mi ay nit ñu ndono lu rafet te sell te kawe ñoo fi nekk kon duñu nangu kenn koo xam ni xamuñu fan nga bàyyi ko nga ñëw nga naan ñu jigéen nii lañ ko war a traité góor nii la war a taxawee seen doom waru leen koo traité nii di invité presse bi aussi xëy na waxuma ko ci français ci ñu gën ñu jàppale ci loolu Union européenne ñoom ñooy ñan ba war a ñëw Sénégal di fi def un rapport genre 2021 naan ñu soppi leen seen code de la famille bi notamment article 111 112 116 285 bu góor ak jigéen àndatee sëy taqale ko am walla ku góor ki gaañu ñu ne lan moo tax jigéen ji di tënc mais ñi dañuy fontoo walla lan moo tax jigéen di tënc te góor du tënc waa Union européenne ñooy ñan ñun Sénégal est-ce que mas ngeen a gis kenn ci gor yu baax yii kenn mas a jóge fii dem Europe naan leen bon yéen ni ngeen jàppe jigéen du nii bàyyi leen góor ñi ñu tànn di am soxna yu bari nii ngeen di defee miraas du noonu seen code civil bii baaxul mas ngeen a gis ku ko gént waxuma ku ko ñemee def mas ngeen a gis ku ko gént laa wax li may wax ni lu séddee la dama ne est-ce que mas ngeen a dégg ku gént loolu rek laa wax mais ñun ñemewuñoo gént loolu ñun ba noppi ñoom ñu ñëw di ñu imposer fi mu nekk nii naan ñii ngeen war a dundee souvent dafa am fu ñuy daaneel léeg-léeg suñu waa réew mi boo waxee ñoon la genre la non genre mooy ay construction sociale la léegi jigéen liñ ko assigné wu mais ñoom ils nous emmerdent ñoom ñooy ñan ba bëgg ñoo wax jigéen nii la war a def góor nii la war a def bu yemoon ci loolu rek ñoom amuñu ci sañ-sañ amuñu ci droit dañoo daje kon nañ ñu respecté li ñu nekk parce que ñun dugguñu ñoom ci li ñu nekk kon loolu ñoom nañ ko xam te presse bi aussi yooyu dañ koy war di bàyyi xel parce que seen rôle premier wax dëgg yàlla informer la wax dëgg sensibiliser la mais éduquer la aussi te askan wi ñoo ngi seetaan ñu leen di nax ci yu bari yoo xam ni tey yéen a war a jiitu ci liggéey boobu fexe ba doon ay piliers yoo xam ni kenn du bët réew mi di fi indi lu bon. voilà bu góor ne moom mooy tànn polygamie kon jigéen aussi moom war na mën a tànn ni moo damay am ñaari jëkkëri nangam mais yëfi dof yooyu mooy lan ñuy xaar nag ci président de la république moom mi nga xam ni moom mooy kilifa réew mi moom mi nga xam ni yàlla dogal na moo nekk ci suñu kanam moom mi nga xam ni askan wi tamit ñoom la ñu tànn jiital ko ci suñu kanam moom lañ séntu ci moom mu aaral ñu suñuy valeur suñu mbaax suñu ndono ci moom lañ ko séntu ñoo ngi xaar su fekkente ni moom mënta jóg gàttanuñu xam nañ ni assemblée ba majorité mécanique moo fa nekk kon ñoo ngi koy wax mu wax ak député yi ñu taxaw ci soxla askan wii soxla si nga xam ni dañoo bëgg loi buy criminaliser mbirum góor jigéen na leer ñépp li réew mi di réewum ngëm réewu pas-pas am ndono lu rafet ci jikko ak ci aada am nañu ko dëkke ci aw góor aku jigéen te ñoom ñoo gën a lëng maanaam ñoo majoritaire te ñoom ñëpp am nañ taxawaay te jekk nañu taxaw nañu fi mu nekk nii ci lu mu laaj ngir combat bi li ñu bëgg ñu am ko danañ ko def incha allahu rabbi ngir réew mi
di des di doon la mu doon di des di ëmb la mu ëmboon ba tey jii bu nu ko yokkul amuñu sañ-sañ ci wàññi ko. asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatu. rafetlu ko rek ndaxte tey jullit yi woneeti nañ seen bopp ginnaaw bi ñu dajaloo ca place de l'Obélisque wane ni Sénégal àndul ci ngóor jigéen law ci biir réew mi comme ni muy lawee ci àdduna bi ñun am nañ droit ni suñuy diine ak sunu aada ak sunu cosaan may ñu ñuy lawal ngóor jigéen sunu réew comme ñunu sunu réew ñoo ko moom te constitution Sénégal moo ni ci article 3 bi askan wi ñoo moom réew mi ñoo am seen sañ-sañ kon nag ñun bi ñu wëree Sénégal gépp njiit li di Ababacar Mboup mu def ay délégation ci ñeent fukki département ak juróom yi am ci Sénégal yëpp ñu dem seeti képp kuy kilifa diine ak kilifa aada muy musulman yi comme chrétiens yi ak ñi nga xam ne sax ay animiste la ñu dem seeti leen ñoom ñëpp ñu àndandoo góor ak jigéen sénégalais yi ne ànduñu ci ngóor jigéen law Sénégal kon ànd sàmm jikko yi li desoon rek bi ko xalif généraux yi signalé loolu nga xam ne ñoom rek mënoon nañoo wax sunu tur ñun Sénégal gépp ba noppi ñu bind firndeel seen signature boobu ñu def ci pétition bi sénégalais yëpp ñu ëpp ci ñoom aussi signé ne ànduñ ci ngóor jigéen law Sénégal kon li desoon rek mooy ànd sàmm jikko yi nag defar proposition de loi boo xam ne dañ koy dem jébbal assemblée nationale te loolu ànd sàmm jikko yi mi ngi ko bëgg a def semaine bii nu jëm bu ko defee nag comme am na député sax yu ànd ci loolu ba ne sax ñoom nangu nañ koo jël yóbbu teg ko ci table président assemblée nationale pour ñu voter ko pour Sénégal ñun dañuy rafetlu lool di wax ni Sénégal ñun sénégalais yi ñoo ko moom ndaw député yi suñuy ndaw lan ñun ñoo leen fal ñun lañ fa nekkal di voter sunu xaalis ñun bi ñuy liggéey at mu ne di ci def président de la république gouvernement am ñu koy voter mu ciy di ko nattal mu ciy doxal li nga xam mooy sunu bëgg-bëgg ñun sénégalais yi bëgg-bëgg nag weesuwul bii nu am ndaxte nit boo génnee ci moom pas-pas ak diineem dara destu fa ñun lii ngóor jigéen day yàq pas-pas day yàq diine day yàq jikko yi day màbbal diine kon nag ñun loolu lañ wax ne bu mu law sunum réew proposition de loi bi nag liñ ci bëgg mooy député yi bu dee suñuy député lañ bu dee ñun suñuy ndaw yi réew lañ ñun ñoo leen di fay sunu xaalis parce que seen assemblée nationale la leen fay ak la koy doxal ñun sénégalais yi ñoo koy liggéey ñun ñoo leen fal bu dee ñun lan fa nekkal comme ni leen tuddee seen bopp ni député du peuple bu dee peuple bi ñoo leen fa tax a toog bu Sénégal gépp ci nii nu ko limee sànq ñëpp ànd ni bu góor jigéen law Sénégal ñu ne kon nan ko tere ci ab loi kon jàpp nañ ni buñ ko tegee ci seen kaw table assemblée bu dee ñun lañ fa nekkal daan ko voté léegi nag ku ko voté ñun sénégalais daañu xam ne voté nga ko ku ko voté wul daañu xam ne voté woo ko comme dañuy dem di tànnaat ay député war a tànn ay maire wala tànn ab président de la république lépp ci diggante 2022 ak 2024 la bu boobaa ñun ànd sàmm jikko yi dinañ taxaw fépp parce que li ñuy def ci turu xalif généraux yi ak suñu kilifa diine lañ koy defee defuñu ko ci suñu coobaree bopp dañ koy def tamit ci turu sénégalais yi nga xam ñoo signé pétition bi bu boobaa daan dellu ci ñoom ni leen député yi comme nee ngeen leen woon lii ngeen bëgg dem nañ jébbal leen proposition de loi voté nañ ko wala voté wuñ ko buñ ko voté ñu xam ne kon ñun lañ fi nekkal buñ ko voté wul ñu xam ne kon ay lobby ñoom lañ fi nekkal bu boobaa nag sénégalais yi dinañ jël seen responsabilité falaat ay député yoo xam ne dana leen defal liñ bëgg fal ab président de la république boo xam ne dana leen defal liñ bëgg fal ay maire yoo xam ne leen defal liñ bëgg parce que réew mi ñun ñoo ko moom mun ñu fee nekk ba na bëgg fee nekk ay doxandéem ñun situation bi ñun jàngalekat yi bés bu ne moo ko ñun sunu responsabilité kon ñun ñoo war a tàggat gone yi te ñi nu song école bi la song d'abord avant muy song série télévision yeeg yeneen yi nga xam ne sëñ Mamatar mi mën na ma cee gën a wax parce que lim ci liggéeyu ma ko ci waaye ñun boor bi nu nekk mooy mbirum njàng meeg njàngale mi tout tànk yi ñu dénk ñun jàngalekat yi kenn warut a bëtt ñag bi jaaree ko ci ñun kon nan fexe ba programme LGBT yooyu ñu bëgg a lawal ci programme genre bii ñu yore ak ay séminaires yi ñuy def pour di jéem a lawal ngóor jigéen ak di jënd seen di sax soppi ni nga xam ne moom la ne jàngale xale yi ndax andi nañ seen pronom neutre boo xam ne nee nañ doo góor doo jigéen moom lañ dolli léegi ci pronom yi bu ñu nee il ak elle léegi dañ cee dolli nee nañ il mooy doo góor doo jigéen boobu jàngalekat nee naa leen bu leen ko jàngale ndaxte nag ñun suñu réew ñoo ko moom yëfu tappale yooyu kenn waru ko fee lawal kon nag ñun bu ñu taxawaay bi ñu war a taxaw ñun jàngalekat yi programme bu ñu mën a teg ñu màbbal ko ni jàngale wuñ ko gis ngeen li xewoon daaw ci Tiwaawan
ca lycée Ababacar Sy xale yee ca boppam ñoo jàngalekat yi ñoo àndandoo ni kenn du fi def séminaire buy lawal ngóor jigéen kon nag ñun jàngalekat yi loolu mooy war a nekk sunu taxawaay bés bu ne du ma jóg ci di ko wax jàngalekat yi ni leen ñun comme ñun lañ jox xale yi ñu leen di jàngal lépp luñ fi mën a teg comme ñun suñu réew d'accorduñ ci enseignant buñ ko bëgg a jàngaleloo sa classe na nga bañ ni programme góor jigéen kenn du ko jàngal doomu Sénégal parce que sénégalais am duñ ci lii mooy position bi parce que loolu jàpp naa ne jàngalekat yi loolu lañ gëm te incha allah nee nañ leen ku ko ci def inspecteur bu la bëgg a bundu xataal nag ñu woo ministre bu la bëgg a bundu xataal nag ñu woo dina ànd sàmm jikko ñu yiir la aar la parce que li ngay def ci turu Sénégal nga koy def te Sénégal moom école bi. dañuy sant yàlla bu baax ndax mag ñi dañuy wax naan léeg-léeg suñu borom buy defar day mel ni ku yàq qui aurait pu imaginer lii xew tey di une grande coalition de plus d'une centaine d'organisations socio-religieuses dinañu daje bokk benn bëgg bokk benn taxawaay personne ne l'aurait imaginé li ko déclenché nag c'était notre combat historique des 2 et 3 février 2018 quand il y a eu 600 loges maçonniques d'Afrique et de Madagascar ne dañ fiy def congrès keroog la ñu xam ne que l'union fait la force. Ça n'a pas été le combat de Jamra uniquement, ça n'a pas été le combat de la Ligue des imams et des oulémas uniquement, ça n'a pas été le combat du nitu dëgg waaye dañu boole suñu doole foofu la ànd sàmm jikko yi jóge dont Jamra est membre fondateur. On était à peine 8 ou 9 structures waaye bi ñu yàlla mayee ndam ci franc-maçon yi parce que on a fait échec à leur congrès, ils sont allés le faire là-bas chez leur muqaddam le président Denis Sassou Nguesso du Congo, donc on les a expulsés du Sénégal. C'est alors qu'on a pris conscience de l'importance, comme le font les partis politiques, d'unir nos forces. Léegi ànd sàmm jikko yi est passé de 8 membres, nous sommes à 106 organisations. Et il faut également que la presse comprenne que ce n'est pas une coalition d'organisations religieuses exclusivement. Celui qui vient de parler tout à l'heure, Dame Mbodj, c'est un leader syndical. Qui mujjee ñëw sànq, le professeur Malick Ndiaye. C'est le patron du collectif des intellectuels du Sénégal. Il est de la société civile. Kii ñëwul tey dafa am ngant Massokhna Kane. C'est le président des SOS consommateurs. Kon nous ne sommes pas des intégristes. Nous sommes une organisation citoyenne, une organisation socio-religieuse fortement attachée à la défense et à la préservation de nos valeurs et c'est notre droit le plus absolu. Ñu ngi gërëm nag suñu coordonnateur Babacar Mboup. Ababacar Mboup ñun ñoo ko tànnal suñu bopp. jiital ko ci yaram ci tegginam ak ci xam-xamam il n'a plus de vie de famille parce que bi ñu amee le projet de criminalisation de l'homosexualité mais Babacar Mboup pendant 6 mois il n'était plus en contact avec sa famille il a fait les 46 départements amul kuy autorité religieuse dans ce pays te toogul ak yow y compris suñu mbokk yi leen nekk dans le bois sacré loolu mooy ànd sàmm jikko yi que la presse cesse de dire waaw pourquoi Jamra ak ànd sàmm jikko yi du ñu def jonction Jamra est membre fondateur de ànd sàmm jikko yi te Ababacar Mboup mooy suñu coordonnateur yal na yàlla dëgëral taxawaayam léegi nag lii xew tey je pense que état dafa waroon décorer ànd sàmm jikko yi parce que ce que nous sommes en train de faire là ça contribue à la préservation de la stabilité sociale parce que xam nga lu tax dëkk yi nga xam ne kuréelu góor jigéen yi lëmbee nañu ko mais population yi ñoo koy fajal seen bopp loolu ñaanuñu yàlla mu egg si fii il y a 2 ou 3 pays que vous devinez et que je ne voudrais pas nommer pour bañ a tooñ xam nga foofu lu ñuy def bu ñu jàppee góor jigéen le supplice du collier dañu lay solol ay pneu solol pneu ba mu egg si ba fii sotti kee s'installe ko parce que état dafa toog ne yàcc population yi fajal ko seen bopp bugguñu mu am fii moo tax na ko état réglé ni ko état mën a réglé mooy na fekk si sëñ Babacar Sy Mansour ci bëgg-bëggam na fekk ci sëñ Mountakha Mbacké Bassirou ci bëgg-bëggam na fekk ci këru diine Ndiassane Thiénaba Niassène Medina Baye Layène et le bois sacré ñëpp nee nañu yokk daan yi parce que boo gisee góor jigéen yi nekk fii dans une impunité totale parce que xam nañu ne lu ñu mënti def ci toj dara du leen ci fekk ndax tooñ weesuwul nga dem fii ci armée lu Gueule Tapée yi en 2005 ñaari góor jigéen ñu jàpp leen fa je prends à témoin le commissaire du 4e arrondissement de Médina ñu tëdd ci benn bàmmeelu nitu yàlla di accouplé wu mu am un 3e larron yore benn caméra haute définition di ko filmer pour bu ñu paree di ko jaay dans des sites homosexuels dans des sites pornographiques homosexuels loolu du tooñ Biennale des Arts bu 2014 ñu daal di jël 2 sites d'exposition mooy site bi nekk weti Gaspard Camara
ak benn bi nekk rue de Rufisque keroog maak Mouhamadou Bamba Ndiaye ñoo àndoon ak Adama Mboup bi nekk fi suma ginnaaw pour en avoir le cœur net et votre confrère de Walfadjri le photographe Mouhamadou Dieye on a pris des photos scandaleuses ñu def benn banderole daal di ne ma première expérience en tant que lesbienne alors que c'était une biennale des arts qui est censée mettre en valeur suñu cosaan ak suñu caada c'était un détournement d'objectif ba ñu demee rue de Rufisque ñu gis beneen banderole pour une meilleure visibilité gay au Sénégal loolu tooñ la fii Cheikh al Islam Baye Ibrahima Niass tëdd le 25 décembre 2015 ñu dem takk fa fukki sëy góor jigéen ak benn Sidiki Kaba 24 heures après mu libéré leen parce qu'il était ministre de la justice loolu tooñ la en 2019 fii ci Thiaroye Léona lesbienne boo xam ne dafa dem ba yàgg seetlu ne lii mu nekkee baaxul mu daal di tuub daw ut ilimaan bu ko jubóole ak jëkkëram pour mu dellu ci néegu sëyam un gang de lesbiennes fekk ko foofu attaqué ko dajji kër gi toj ardoise yi tooñ la grande mosquée bii nga xam ni suñu borom moo wax si suratul jinni wa anal masajida lillahi jàkk yi sama néeg la ñaari góor jigéen dugg fa di fa sëy tooñ la ñu wëlbatiku daam wax na ko léegi UNESCO jóg daal di tëral benn programme LGBT de 5 ans à 18 ans pour que à partir de 5 ans ñu xamal xale yi que ni góor amee sañ-sañ nekk góor jigéen am sañ-sañ doxalinu jigéen nee nañu xamal xale yi ne am na ay jëmma yoo xam ne gisuñu seen bopp ci góor gisuñu seen bopp ci jigéen loolu mooy góor jigéen loolu lu ci yoonu xale bu am 5 ans ak di leen xamal luy xew ci néegu sëy ñoom daam ak G7 kenn amul seen pay ñoo fa wane benn posture patriotique ñoo fa wane taxawaayu dégg nga ku amee iman ba rejeter ce projet UNESCO kon bàyyeeguñu Sénégal ils sont toujours en train de nous attaquer maa ngi demander à toutes les organisations islamiques nañu ñëw rejoindre ànd sàmm jikko yi ñu def benn bloc bu noon yi xamee ne qu'on est séparés ils vont continuer à attaquer bu ñu xamee ne que dañu unir nekk benn dinañu may jàmm léegi état bi nag na jël ay responsabilités ñun li ñuy demander singaliwu ñu ma Samba singaliwu ñu ma Demba nañu yokk daan yi parce que góor jigéen yaa ngi tooñ guddi ak bëccëg parce que xam nañu nekk l'État est complice ci impunité bi am parce que article 319 article 319 du code pénal dafa vague dafa ne rek les actes contre nature foofu la Sidiki Kaba jaar ba libéré góor jigéen ñi ñu jàppoon à Mbao foofu la Sidiki Kaba ministre de la justice jaaroon ba libéré góor jigéen ñi ñu jàppoon à Kaolack moo tax léegi projet de loi bii nga xam ne imam Ababacar Mboup coordonnateur ànd sama jikko liir na ko lu leer la dañu ne article 319 la ñu bëgg a réformer pour que au lieu ñuy wax de manière vague affaire acte contre nature waaye nañu citer carrément les infractions que dañu bëgg a loi bi criminaliser l'homosexualité góor jigéen le lesbianisme góor jigéen yu jigéen ñi la zoophilie gis ngeen ko keroog ci journaux yi góor jigéen yu tëdd kii mala et la nécrophilie góor jigéen yi amee vice ba yàqu bu guddee ñu dem corrompre gardien morgue bi di tëdd néew yooyu yëpp am na fi waaw dañuy toog na ba mbëggalu yàlla dal suñu kaw ñu naan bu ñu xamoon ndax suñu borom a ko wax de nee na bu leen toog rek naan man day defuma sama njaboot deful loolu génnuñu ci de suñu borom moo ne wattaqu fitnatan laa tusibanna allazina zalamu minkum xaasa moytu leen samay duma yoo xam ne bu ma koy dóor ci seen kaw du yem rek ci bopp ñu tooñ kon nag ñu ngi gërëm suñu ay député yi nga xam ne jël nañ le problème à bras le corps parce que combat ba foofu la assemblée nationale su boobaa dinañ toog buntu assemblée xaar ba xam député buy voté ak bu voté wul. Mais sur ce, êtes-vous confiant que votre proposition sera promulguée par les parlementaires? waaw mais ñun bi ñu fiy xeex la criminalisation du trafic de drogue c'est ce qu'on nous avait dit les lobbies de narcotrafiquants sont puissants c'est des milliardaires l'État ne va pas criminaliser ça criminaliser nañ ko suñu député Abdou Latif Gueye soutenu par Cheikh Bamba Dièye soutenu par le défunt professeur Iba Der Thiam ñu ak Imam Mbaye Niang ñoo ko déposé yeneen député yëpp jàpp ci à la plénière ba ñu koy voté opposition majorité di def benn dànk c'est la loi 2007-31 du 30 novembre 2007 qui criminalise le délit de trafic de drogue waxuñu ne que loi bi radié na trafic bi ngi am tey mu ngi am ba tey waaye ku ko fi bëgg a indeeti di nga ne Sénégal ay dof lañu léegi 10 ans la ñuy tëjaate loolu la ñu bëgg sur l'homosexualité nañu bàyyi ay 2 mois mën na tax maanaam ñu gagné xeex bi am na waaw xam nga maa ngi dégg benn tiktoker Yoro Ndiaye qui défendait un peu nos positions
dans le combat que nous menons contre les contre-valeurs nee na dafa mel ni rek ñun il parlait de lui ñun les vigiles de sécurité yi ne supermarché yi tous les mois responsable supermarché yi dañuy def inventaire du tere dinañu gis ne am na ay articles yu ñu sàcc waaye dinañu gis ne ba fa vigile yi nekkee dañ daan multiplier les vols par 2 ou par 3 kon nag bu ay vigile nekkee foofu dafay jouer rôle épée de Damoclès dafay nekk un effet très dissuasif kon nag trafic de drogue criminalisé nañ ko drogue ba tey mu ngi fi am waaye dina tax trafiquant bu ne balaa nga ñëw ci Sénégal di nga ne ah fii day c'est comme la Gambie ay 10 ans la ñuy tëjaate kon wàññeeku na kon nag pour répondre à votre question bu ñu criminaliser homosexuel ya demoon ci suuf su tedd foofu Cheikh al Islam tëdd takk fa fukki sëy ak benn 48 heures kaso rek la ñuy tëdd léegi dinañ ne ah léegi 10 ans la il faut ñu xoolaat seen bopp kon nag gëm nañu ne combat bi bu ñu ko gagné te gëm naa ne dinañ ko gagné avec les parlementaires chevronnés yu mel ni l'honorable député Mouhamadou Lamine Diallo ku ci mel ni Moustapha Guirassi ku ci mel ni Cheikh Bamba Dièye ku ci mel ni l'honorable Aliou Souaré ñeent ñooñu ñooy suñu porte drapeau parce que ñun amuñu voix assemblée nationale ñeent ñooñu ñooy suñu porte drapeau moo tax à travers la presse ñu ngi leen di yëgal ne que 105 organisations socio-religieuses sont derrière eux bu ñu ragal dara bu laajee sitting buntu assemblée dinañ ko def bu laajee ñu woote waat beneen 23 mai non à l'homosexualité et pour la criminalisation de l'homosexualité dinañ ko def incha allah. Merci beaucoup. ku ne xam na ne yàlla daa bind te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wërgu-yaram bu nekk jar na fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa biir ba mu set wecc wooteel gaaw ci 77 413 59 24 77 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax